asalaamaaleykum yéen ñi ñu safoo di ñu seetaan ci suñu télévision bi di Mbour TV asalaamaaleykum yéen ñi ñu seetaan ci suñu plateforme yi mu mel ne ni soo leen xoolee sama ginnaaw rek xam ne ni fii ñu ñëw nag nekk na loo xamante ni am na solo loolu mu nekk li nga xamante ne mooy 9e édition boobee di Ladomet nga xamante ni foire bu mag boobee nga xamante ni chaque année dañ koy def ci diwaanu Mbour tey nag ñu taamu fii nga xamante ni mooy ci esplanade bu Caroline Faye daal di fi indi foire bi mu nar a nekk foire bu am solo foire boo xamante ne nii 10 jours la nar a dire fii ci biir Mbour mu nekk loo xamante ne nii képp koo xamante ni rek éleveur nga nekk ci biir bu mais aussi tamit ngay dox ci lépp lu jëm ci wàllu élevage lépp loo am si produit nga war ko exposé ci biir foire bi nga xamante ne nii 10 jours la fi am foire bi nag incha allah rabbi ñun Mbour TV dañ ci fas yéene ànd ak yéen dara du leen ci ëmp du début à la fin te lépp loo xamante ne nii rek moo jëm ci foire bi jëm ci historique bi jëm ci li nga xamante ne nii mooy box yi nga xamante am nañ fi mais aussi xar yi nga xamante ni exposé nañ ko fi incha allah rabbi lépp lañ leen fas yéene wan fas yéene ci waxtaan ak ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci loolu mais aussi ñi nga xamante ñooy exposants yi mais aussi ñi nga xam mooy initiateur li am mooy foire bi dinañ leen fas yéene jël ñu fas yéene waxtaan li am mooy historique foire bi lan moo ko waral mais aussi ñaata box lañ nemmeeku ren ji ci biir foire bi box yi xar yi fan lañ jógee xar bu nekk cosaanam loolu lépp ñu fas yéene ko waxtaane lépp nag day doon ci biir Mbour TV chaque jour ak élément bi ngeen ci yam mais tey incha allah rabbi ki nga xamante ni mooy l'initiateur lañ fas yéene jël mu fas yéene waxtaane li nga xamante ne mooy historique li nga xamante ne mooy foire bi mais laata ñu koy jël dama leen may tuuti image ngeen xool un peu rek ambiance bi am fii ci foire bi ñu daal di ñëwaat jërë ngeen jëf. bët bu set la ñuy xaar ngir ñun ñu dem jooy du tax ñu des yuuxu du tax ñu gees bët bu set la ñuy xaar ngir ñun ñu dem jooy du tax ñu des yuuxu du tax ñu gees bët bu set la ñuy xaar ngir ñun ñu dem a dem jooy du tax ñu des a des yuuxu du tax ñu gees waaw comme nu ma leen ko waxee woon rek samay entame de propos gannaaw bi nga xamante ne nii gis nañ ay images yu doy waar dina la xew fii ci li nga xamante ne mooy pendant 12 jours ci biir foire bi dañuy jël ki nga xamante ni mooy l'initiateur mais aussi le président di ki nga xamante ne mooy Ousmane Diop mu fas yéene waxtaan ak moom nag laaj bi dina jëm un peu ci historique du foire bi ak box yi nan lañ ko déroulé lépp daal dinañu ci leeral xam naa dañuy toxantu tuuti rek daal di koy tàllal suñu micro mu daal di nuyu suñu téléspectateurs yi ci Mbour TV ak monsieur Diop ñu nuyu la ñu wàcc la nga nuyoo téléspectateurs yi. waaleykum salaam askanu Sénégal waaleykum salaam askanu Mbour Ousmane Diop président Ladomet nag mooy les amis du mouton de race Ladoum et d'espèces diverses nag bu ñu koy wax dañ ciy insister mooy nag de race yi mooy pitax yi mooy ginaar de race yi mooy bëy de race yi mooy xar de race yi léegi nag lan moo tax lii ñu mujj ci lii li tax ñu mujj ci lii mooy que ni dañuy organiser aujourd'hui la 9e édition wu foiru Ladomet muy les amis du mouton 9e édition bi tey mooy xew nii ci Mbour yàlla def nag bon yi passé yëpp daal man maa ko jiite donc man da yàlla def ñoom ñu bëgg def ma seen président donc ma koy diriger avant man nag am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo doon diriger association bi mais tey daal yàlla bi mu ñu jaglelee ñun man la ñu jël seen kóol te teg ko sama loxo ma koy jiite muy 9e édition bi. monsieur Diop ñu gis que ni dëgg la yàgg nga di ko jiite mais aussi ren site bi ngeen changé ko pourquoi ngeen changé site bi. waaw xam nga loo gis rek ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla yokku dañuy ñaan rek di yokku dañ ko daan defee ci bayalu sant suba muy bayalu cosaan nag di bayalu cosaanu xar parce que toujours ma expliqué ne foofu moo dara lu Mbour bu njëkk foofu la nekkoon. donc muy law di law bañ dafay organiser maintenant foiru xar donc muy place bu am barke ñu ko fa doon organiser mais dafa dem fi mu nekk ni ba organisation yi daf ñu ëpp loxo boo seetloo décor yi ngeen gis nii wuute nag décor yi ngeen daan gis
léegi fi mu nekk nii dafa am ay professionnels yoo xam ni dañ cee topp ci organisation maintenant xar yi dañ cee topp ci ginnaaw ba tey créé ci ay entreprise yoo xam ni tey jii ñoom ñoo indi lii la ñuy ooy ay chapiteaux léegi nag dafa màgg foire yi ñoo màgg ba àgg ci chapiteau léegi nag comme léegi nag lii lañ bëgg a defar ñu xool ni Mbour te loolu sax j'en profite dama ciy profiter rek pour wax ni toujours boo leen gisee li ma doon ñaxtu ci biir dëkk bi parce que man ma wax taxumoo ñaxtu li ma doon ñaxtu yëpp mooy que nañ ñu fi bàyyil suñuy bayaal parce que on ne saura jamais toujours maa ngi koy expliquer fii ñu koy defee ci devant la porte du stade j'en profite pour faire une petite donne politique la petite donne politique mooy que ni maa ngi leen di wax ni espace yi nga xam ni moom moo fi nekk nañ ko fi bàyyil askan wi nañ ko fi bàyyil xale yi parce que on sait jamais mu ngi nii man maa doon organiser fële foire ci bayalu centre bi tey jii foire bi xajatul foofu may wër bayal ci biir Mbour foire bi ñuy organiser xam ngeen ni xajul fii yéen gis ngeen ko baax xam ngeen ni xajul fii mais taxaat leen nañ ko ba mu xaj fi ñu koy gërëmee le préfet de Mbour parce que may nañu ba nga xam ni li ñuy bëgg a def xajul fii mais may nañu yenn extension yi ba nga xam ni mën nañoo fexe ba organiser fii donc moo tax ma leen wax ni stade bi nu mu mën a toll bayal yi nu ñu mën a toll de grâce ngir yàlla war a suuli yi nañ ko fi bàyyil askan wi parce que dañ koy soxla ji ëllëg loolu c'était une petite entreprise entre parenthèses parce que ñu ngi ci kanamu stade bi te am nañu 11 hectares yoo xam ni mu ngi nekk ci ginnaaw Auchan parce que bi ñu joxe Auchan gis ngeen ñaxtu bi ma ci doon ñaxtu tey jii maintenant 11 hectares yi des ci ginnaaw ñu da ngeen koy joxe pour des privés loolu maa ngi doon wax naan nañu ko fi bàyyi parce que preuve bi mu ngi nii lu ma wax rek bu yeboo ñu xam dañ ci teg baaraam donc maintenant on revient sur notre foire loolu tax ñu woon a jóg mais au passage ñu wax ko pour que nit ñi dégg ko ñun tey jii ay xar la ñuy organiser tey jii ñu organiser ko ci kanamu esplanade stade bi yàlla dimbali ñu muy màgg di màgg sant su ba egg si fii lii la foire bi nag dañ ko organiser ci c'est une foire internationale dootuñu ko sax oowe foire mais dañ koy oowe un salon international de l'élevage noonu lañ koy oowe léegi parce que boo leen gisee lii xew fii c'est exactement ce qui se passe dans les pays européens c'est un salon parce que ce sont les mêmes expositions c'est les mêmes normes c'est les mêmes décors donc yàlla nag sagal ma ba nga xam ni man maa ko organiser loolu ma koy santé suma borom di ko santé maintenant éleveurs yi donc fii la ñu toll ni ñu ko organiser mooy dañoo am ab équipe boo xam ne bii équipe bu Ladoumètre la léegi ñu composer maintenant seen bureau comme organisation yëpp li ñuy organiser nii ñu ngi ko teg ci loxo yi ku ñuy xale bu ñuy wax Modou Mbow muy éleveur di éleveur xale yu ndaw yoo xam dañu yàgg ci càmm moom moo organiser lii moom ak équipe am boo ciy cité nag dañ ciy cité ku mel ni Latir Cissé di cité ku mel ni Cheikh Sari di cité ku mel ni ñoomin Gueye di cité ku mel ni ñoomin Demba Diop di cité ku mel ni ñoomin député ñoomin Mass Thiaw ñooñu ñoom ñoo àndandoo dajaloo organiser affaire bi ba mu toll fii mu toll muy un salon international de l'agriculture ñu occ nag éleveurs yi Mbour yi ñoo ko organiser mais dañ cee oowaale éleveurs yi Sénégal yëpp parce que boo seetloo ku ci nekk da ngay organiser foire di ci oowaa Mbour léegi nag ñun ñu organiser foire oowaa Touba oowaa Kaolack oowaa Ndakaaru au passage ñu ciy gërëmaale Aboukan mi nga xam ne moom moo jiite la fédération mooy FENAFO bi te muy organiser le salon de l'élevage bi nga xam ne moom le président la teg ko ci ay loxoom moom moo ñuy dooleel ba nga xam ne lii lépp dinañ ko mën a defar nii lañ ko organiser. dañuy gis ci foire bi ren mu mel na ni am ngeen aussi ay sponsors yu ñëw tamit gunge leen ci loolu aussi. donc foire yi boo ko gisee xam nga lii c'est un budget colossal lii boo ko seetloo di nga xam ni du affaire yu ndaw du affaire yu caaxaan lii boo koy organiser c'est-à-dire que il faut que nga am ñoo xam dañ la ciy jàppale muy nag sponsors yi ñun li nga xam ne moom la xar yi di dunde ñoom ñoo koy produire moom la ñuy wax les minoteries li nga xam ne moom la xar yi di dunde ñoom ñoo koy produire dañuy dem ci ñoom ñu def un partenariat gagnant-gagnant parce que boo xoolee ñoom dañuy ñëw ñu fés te dañ koy jëkkante sax dañuy jëkkante fés bi léegi nag ñu am suñu sponsor leader am nag yeneen i package yoo xam ni ñoom ñeneen ñi bu ñu bëggee sponsor yi ñu jël ko mais aujourd'hui le sponsor leader c'est NMA ñu def partenariat ñu proposé leen ne leen ñun bii package lañ bëgg ngeen jël ko bu ñu ko nangoo ñu waxtaan ci ba déggoo ci ñu ñëw accompagner ñoom nag ñoo ñuy accompagner actuellement nii moo tax ñun ñu ñemee li ñuy def mais bu ñu jógee ci sponsor yi lii ngeen di gis nii ce sont les éleveurs eux-mêmes éleveurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Sénégal ñoom ñoo dooleel association bi ba mu egsi lii je vais donner des exemples concrets par exemple ñun dañ daan jël suñu xaalis di ko organiser concours yi par association bi day cotiser di jël xaalisam di ko organiser concours yi léegi pour ñu teggil ñu yooyu charge éleveurs yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo ñu ëpp tuuti doole dañu leen di dem solliciter ne leen dañoo bëgg par exemple catégorie mâle adulte catégorie femelle adulte. dañ koy jël catégoriser ko léegi dañ koy jël catégoriser ko bu ñu ko catégoriser éleveurs yi ci boppam lañ koy proposer ne leen dans le ci kii bi ci concours yi catégorie par exemple
mâle adulte dañuy jël jox ko ku mel ni Cheikh Aïdara ñu wax ko ni par exemple lii la ñu bëgg ñu dem waxtaan ak moom mu nangul ñu ko bu ñu ñëwee ci femelle adulte aussi par exemple ñu dem seeti Moussa Yade wala expliquer ko mu nangul ñu ko jël alalam def ci ñuy dem ci Tafa Diallo noonu lañ koy toppee ñoom ñëpp ba ñu jeex ba nga xam ni 6 catégories yëpp day mat sëkk ñu jël seen alal jox ñu ko nag ñu mën koo organiser wut ay trophée organiser ba mu baax. ci trophée yi ak li nga xamante ni mooy cérémonie bi li ci nar a am si biir mais aussi dispositif sécuritaire bi bu nekk lu am solo te gis nañ aussi bàyyi ngeen ci xel. xam nga élevage bi mooy li may expliquer imaginez-vous dama leen di defal benn ramassis quoi ñu def benn calcul en ramassis mooy que ni imaginez-vous qu'il y ait 250 box 250 box yow boo jëlee box bu ne par exemple ñu paramètre ne 6 personnes 6 bêtes lañ fay dugal déjà. Rien que sur les 200 ça fait 1200 bêtes nga yokkaat maintenant yeneen 50 box nga multiplier encore par 6 dafay nekk yeneen 300 box yeneen 300 bêtes yoo xam day ñëw day nekk 1300 têtes nga dajale leen fii waa 1300 têtes bon en grosso modo yow boo nee rek par exemple la tête à 1 million parce que ce sont des têtes de plus de ça mais la tête à 1 million ça te fait déjà 1 milliard 300 millions regroupé ici au bout d'une semaine donc xam nga loolu boo demee nga soumettre que l'autorité nga dem soumettre que le préfet il est bien averti mais en plus que le commissaire est bien averti de ce qui se passe ici donc moom moo tax ñoom ñu jël seen i disposition ñun amuñ sax lu ñu nekk di wax mais ñoom ñoo jëlal seen i bopp seen i disposition ñëw sécuriser ko pour le bien du Sénégal moo tax dañuy wax ni dañ leen di féliciter ñoom parce que ñun du ñu féliciter mais dañuy wax ni dañuy féliciter l'autorité parce que le commissaire qui prend ça en charge ba ñëw andil ñu norme sécuritaire ba nga xam ne kenn duñu xooxantal ñun duñu inquiété ci dara dañuy teg suñuy xar boy yi fi nekk dañuy toppatoo xar yi ba nelaw jot ñoom ñëpp ñu àndandoo xar yi nelaw te dara du yëngatu loolu dañ koy gërëmee le commissaire de police di ko gërëmee kilifaam préfet organisation bi moo toll noonu moo tax ñoom ñu jël devant yi. ci ñëwaatee benn aussi mooy ci côté ambiance bi gis nañ ni mbuuruwaay yi dañu commencé adapté wu ci li nga xam ne mooy xaru laadum parce que boo xoolee ci entrée bi am na ay bousculade nit ñi donte ne am na passe mais dañ ciy adapté wu ça se voit que ni aussi lii nga xamante ne mooy xaru laadum nit ñi ngi koy bëgg seen bopp. lii c'est une longue politique gu gouvernement la li nit ñi xamul y a l'amour de la bête nit ñi dañu bëgg xar mais problème bi mooy que ni c'est le gouvernement qui accompagne parce que exemple yi dafa terre à terre bu njëkkoon bon sa mbokku pël yi ñoom ñooy yar xar mais yar xar pendant 1 an mu nekk mooy xaru ñax yooyu nga jël xar mi pendant 1 an nga dem tabaski jot nga dem jaay ko loo koy jaayee 60 000 50 000 francs mais ñun ñi nga xam ni ñuy gërëm au passage mag ñi nga xam ni ñoom Kifa Gueye docteur Alioune Sarr bu lamb ji ñoom Aboukan Pa Mansour Mbodj ñi nga xam ni ñoom ñoo jël élevage bi dara nekk dans ces années là muy ay 98 di ko jëlee foofu di ko indi ba fexe ba améliorer race bi parce que bu ñu lay wax origine race bi dañ naan race laadum ku ne nag yaa ngi expliquer ay métissage daal dugg na génn mais la race laadum ñun ci suñu xam-xamu bopp rek mooy que ni laadum apparemment boo demee ci la rive mauritanienne dafa am benn ethnie boo xam dañ leen di ooy laadum ñoom ñoo doon yar xar léegi mais ñun sénégalais yi dañoo fexe ba récupérer xar yooyu métissé ko ak ñun suñu xar métissé ko ak ñun li ñu am ak suñu xar yi ba mu génne race bii parce que actuellement ñu ngi koy labelliser kenn moomu ko de c'est-à-dire que ñun éleveurs yi Sénégal yi ñun ñoo moom la race laadum parce que ñoo ko travaillé suñu bopp mais nag jëlee ko ci ay mag yoo xam ni Thiès lay déparé di ñëw dugg Dakar ba maintenant law ci Sénégal c'est le gouvernement qui l'a voulu parce que race boo xoolee race bi amélioré nañ ko de telle sorte que boo xoolee bête bi rek à l'âge 2 mois rek di nga xam ni lii xar la bu demee 6 mois la quantité de viande bi ngay fekk ci kawam parce que dafa am cër am na lépp kon day am lu yàq bi gën a rëy mu gën a bari yàpp donc loolu ci autosuffisance en viande lay contribuer bu boobaa nag gouvernement moom moo pousse ñun ñu améliorer tête bi ba nga xam dinañ mën a jël maintenant xar yooyu mën ko dugal maintenant sur le cheptel sénégalais te mu ngi commencé di law parce que gouvernement bi mu ngi ciy def politique bu mucc ayib di récupérer maintenant mal yi di leen jël maintenant di leen yóbbu ci géttu pël yi actuellement nag maintenant race bi moo tax boo gisee affluence bi di am c'est parce que gouvernement da cee poussé te ñun aussi on a fait la politique nécessaire parce que on a fait aimer le mouton dañoo xam nga comme en fin de compte c'est la feetu xar yi la feetu mouton la te solidarité bi man li ci gën intéressant sax mooy solidarité bi nga xam ni moom la éleveurs yi wane ci seen biir bu ko defee nag comme fête la dañu bëgg ñëpp bëgg moom moo tax ñu koy organiser noonu dañ ciy promouvoir ci biir mooy culture réew mi culture dëkk bi
xam nga comme Mbour moom boo waxee Mbour rek sa gësul sa xel day dem ci kankurang bi moo tax en animation li ñu ciy jëkkee mooy que ni toujours dañuy jëkkee sóoru baan donc de toute la foire bi yëpp en déroulement tom la ñuy jëli mu ñuy animel donc wane ñun suñu culture boo seetloo foire yi toujours da nga ciy gis ngel ñun ñooy organiser donc dem jëli ngel yi parce que Mbour dafa am culture ngel dafa am culture séeréer moo tax toujours dañu indiwaale ngel yi ñu xam ni ñun waa Mbour la boo gisee toujours nag dañ ci boolewaale toujours ndaw rabine bi donc ñu accès ka ci waa tefes ak muy lébu bi moo tax tout le temps ngay gis ci biir animation yi nga ciy gis ci biir foire yi nga ci gis ndaw rabine bi donc loolu yëpp pour rek wane ni ñun waa Mbour ñun ñooy organiser moo tax ñuy promouvoir loolu di ko def en animation. si défilé nañ xaar ci xar yi. bien sûr dafay am ay compétition te léegi niveau bi dafa gën a yëkkati ba nga xam ne léegi les compétitions dafa am ay mise ay gain par exemple ñu ne ku jël meilleur mâle dañu naan par exemple Cheikh Aïdara moom mi nga xam ne moom lañ ko parrainé day wax ni moom jël naa temps par exemple mu ne jël naa 2 millions def ko ci ki nga xam ni moom mooy concours léegi nag gars yi nag ñëw xam nga ci nekk da ngay xataraay di wane ni sama mâle moo fi man ainsi de suite mu am nag ab jury boo xam ne bii nag c'est un jury très technique boo xam ne bii c'est au niveau national lañ ko recruter ñoom ñooy topp foire yi léegi dañoo normé laa dund léegi nag selon maintenant critères yi ñu xam ndax mâle bi moom moo ëpp aujourd'hui lu ñuy wax LCS mooy longueur bi par exemple lu jóge ci bëjjën bi ba ci genn gi ñu mesurer ko xool maintenant kan mooy battre record yi mu ngi mel ni nga nekk ci athlétisme rek ñu naan record bi kii dafa battre 100 mètres affaire bi man après maintenant boo jógee ci longueur boobu nga dem maintenant ci hauteur bi ñu la wax hauteur au garrot après maintenant ñu dem ci tour de poitrail bi ñu xool ban xam moo fi gën a diis poids yeeg ainsi de suite après maintenant ñu doog a xool esthétique yooyu yëpp dañ ko normé ba nga xam ni bu ci nekk dafa am point loolu au fur et à mesure ñu ngi commencé mais durant déroulement foire bi yëpp ci la ñuy organiser concours yi chaque jour nag à partir de demain ci la ñuy maintenant commencé di organiser concours yi ba final bi maintenant ce sera le samedi boobu nga xam ne ci la ñuy organiser cérémonie officielle bi ci la ministre bi di ñëw wala mu yónnee ndawam ci la préfet bi di ñëw wala mu yónnee ndawam ci la maire bi di ñëw wala mu yónnee ndawam ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu saafonte ak organisation éleveurs yi waxante lu rafet vraiment saafonte après maintenant ñu médaillé ci ngoon bi ñu médaillé maintenant ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné après jox leen seen i waaw comme ça léegi mooy concours yi la ñuy expliquer donc lundi ba samedi ba vendredi catégorie dañuy organiser concours par catégorie mâle adulte catégorie femelle adulte catégorie agnelle dañ koy organiser du lundi jusqu'au vendredi après maintenant ci samedi maintenant ci la final lu lépp nag maintenant jury yi toog après maintenant décerner ñi nga xam ni ñoom ñoo gagné bu ñu jógee ci cérémonie officielle bi bu ñu waxantee lu rafet ak ba nga xam ni maintenant ñëpp pare nañ après ci la ñuy jóg a joxe maintenant lauréat yi. waaw mais comme d'habitude rek xam nga boo ñu gisee sur le terrain politique nga jàpp ne bon ñii politique rek la ñu man voilà mais ñun hormis politique aussi ñu ngi ci càmm gi ñu ngi defar daal ci nga xam ni contribution li nga xam moom mooy développer réew mi te damay wax ni après la politique aussi il faut que nit ñi dem liggéey te lii c'est du concret ci li nga xam ni li moom la ñuy def donc moom laa wax ni nit ñi nañu nekk ci seen liggéey nekk ci tool yi nekk ci càmm gi nekk ci napp gi nekk ci mbay mi parce que loolu moo mën a jëmale réew mi kanam ku gis liggéey bi xam ni vraiment le Sénégal peut compter sur ces gens mën nañoo compter ci ñii parce que tabaski dafa nekk événement majeur te boo xoolee maintenant li éleveurs yi def nii di nga xam ni Sénégal mën nañ cee compter pour xalaat am yàpp wu doy ba pare am autosuffisance en mouton te loolu nag ci liggéey boobu ci lañ taxaw nii ba nga xam Sénégal dootul jéggaani di dem di wuti ji xar fenn bu ñu kon ne li gouvernement dëgg te jàpp nañ ni bu ko gouvernement continuer di ci jàpp xalaat nañu ne autosuffisance en mouton bi nga xam ne nii moom mooy suñu problème war nañ ko mën. xanaa rek di la gërëm. waaw donc di gërëm askanu élevage yëpp di gërëm waa Mbour di gërëm autorités yi parce que li ñuy def ni encore maa ngi insister bu ci autorités yi jàppul woon sëñ bi du mën a dem parce que ñoom ñooy joxe ndigal parce que bëggoon nañoo organiser feneen mu am ay xat-xat mais ba ñu demee ba nga xam ni waxtaan nañoo autorité ci boppam moo ñu proposé moom moo ne waaye est-ce que doo leen dem ngeen seeti fële bañ ko xoolee ba càmbar ka àndandoo ak les enquêtes de la police et tout ñoom dem nañ ba ciblé
daal di wax kilifa gi ne que effectivement foofu baax na ñoom mënoon nañu ne foofu baaxul te boobaa duñ ko organiser mais ñoom dem nañ ba ciblé ne fii baax na ñoom ñu leen koy gërëmee di leen sant di gërëm nag éleveurs yi di encourager ñëpp man sama jëmm ju xeebu ji ñu jël maintenant teg ma ci tetu organisation bu toll nii manuma lu dul di leen ko gërëm du njàng mu rëy du daraja du lenn parce que fii ñi fi nekk ñëpp moo ñoo ma ëpp daraja maa ci gën a xeebu mais ñu jël ko tekk ci sama loxo yàlla dimbale ma nag ñoom ñu jàppale ma ci ba ma egsi ci lii loolu laay leen di gërëm di sant suñu borom di ko santaat nag parce que xoolal éleveurs yi ni ñu toll ay 1000 et quelques membres yow ñu ne yow yaa leen jiite ci lii loolu sant mën ngaa sant mën ngaa gërëm donc loolu la ñuy finir di encourager éleveurs yi ñëpp nag di leen encourager yëpp di gërëm suñu parrain yi mënuñoo wax a wax ba duñu leen gërëm ay bergerie Xinaan ay bergerie Alxuraysin di gërëm ñoom Aboukan di gërëm ñoom bergerie Arena suñu principal parrain El Hadj Ndiaye mu nekk fii di bergerie Ranéré ñu ngi koy gërëm di nga sant te xale la nag du mag de xale la mais ñu jël kii bi journée bi daal di ko dara jaaleel mu nangul ñu ko ndeysaan voilà mu nangul ñu ko donc mënuñu loolu di ko gërëm di leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm yéen itam ñi nga xam ne yéen a ñëw pour couvrir leen ñu ba nga xam ne maintenant adduna bi da mën a tasaaroo ba adduna yëpp mën koo fay. ñu ngi noonu di ko sant di ko gërëm bu baax a baax moom mi nga xamante ni mooy Ousmane Diop nekk président fi nga xamante ni mooy lii nga xam ne foire bu mag bii nga xamante ni laadu met waaw moom nga xam ne ngi nekk si 9e édition bi comme ni ma leen ko waxee rek gannaaw bu ñu waxtaanee moom incha allah rek chaque jour dañ def benn box daal di jël ki nga xamante ni moo fa ne waxtaan ak moom ci ay xaram moo ñu nan la koy yoree nan la koy xonte mais aussi tamit beneen xeetu raasu xar la am lépp du dara daal du leen ëpp ci li nga xamante ni mooy foire bi nga xamante ni mi ngi am fii nii ci esplanade stade bu Caroline Faye ak li nga xamante ni nii mooy Ousmane Diop ak équipe bi yëpp ne wax naa ko nag sama biir wax sànq rek bii nag moo nekk 9e édition bi mu nekk lu am solo gis nañ exposition bi mu rafetee foo demee stand yi da ngay kontaan gis ñëpp niñ ko arrangé mu nekk lu am solo loolee nag lañ leen bëgg a faire découvrir yéen ñi nga xamante ne nii yéen ñoo ñu safoon ñu sa la télévision Mbour TV tey nag li leen indi doon di leen jox dig daje ëllëg incha allah rabbi daal di commencé dugg ci li nga xamante ni mooy ci biir box yi fas yéene waxtaan bi nga xamante ni ñu exposants yi jërë ngeen jëf comme nu ma leen ko waxee woon rek niñ ko nar a defee bi la yoon ci biir foire bi nga xamante ne moo nekk 9e édition bi gannaaw bi nga xamante ni dina l'initiateur le président di Ousmane Diop dañuy ñëw fii na si le bergerie Ranéré daal di jël ki nga xamante ni nii mooy bokk ci parrain yi sax di El Hadj Ndiaye même aussi tamit mu wax na la gisee d'abord foire bi ak honneur bi nga xamante ni defal nañ ko mais aussi dañuy waxtaan tuuti ci li nga xamante ni mooy si boxam bi parce que gis nañ fi benn punkal benn jàmbaar boo xamante ni après aussi foog mu wax ñu ci tuuti rek mais laata loolu moom aussi dañ koy jox rek mu nuyu téléspectateur Mbour TV monsieur Ndiaye ñu wàcc la aussi yow nga nuyoo monsieur El Hadj. waaw ñu ngi lay ziar sëñ bi waaw ça va alhamdulilah. waaw foire bi moom defe naa Mbour ba muy Mbour ba léegi ñu ngi soog a def foire bu toll nii wax dëgg yàlla macha allah yokk nañu lépp daal waaw fi ñu tolloon ak fi ñu toll nii wuti na lool waaw tamit aussi côté parrainage bi tamit. di ci ko am contentement bu rëy parce que tamit ku jël foire bu toll ci niveau bi tuddee la ko rek wax dëgg yàlla amoo fayam quoi. en même temps ñu def la parrain mais aussi éleveur nga da tey jii nan nga gisee taxawaayu li nga xamante ni mooy laadum niñ ko commencé di ko valoriser ba mu am benn ampleur bi. waaw c'est-à-dire laadum dafa mës a am valeur donc éleveurs yi ñoo bëriwul woon rek bu njëkk mais laadum ba muy laadum ba léegi. donc pour man laadum dafa mës a am valeur peut-être que nit ñi ñoo xamul woon luy laadum donc éleveurs yi découvrir guñ woon laadum waaw mais léegi moom éleveurs yi dañoo gën a bëri donc lu gën a bëri gën a cher waaw. mën nañu xam lan moo la dugal directement si élevage. waaw man moom dama ne li may wax rek damaa judd bëgg xar waaw donc ba may xale ba léegi maa ngi ci xar yi waaw xar laa mës a xam daal waaw. champion bi di UNESCO. gis nañ ni nit ñi bëgg nañ ko loolu ci foire bi ñu ngi ko di ko visiter di ko xool. mën nga ñëw ci caractère am. waaw UNESCO moom surtout Saloum la doon doomu Picasso yaayam aussi di Aji Farma donc xar boo xamante ne la dafa am adresse donc papam ñëpp xam nañ ko maamam aussi tamit ñëpp xam nañ ko yaayam ñëpp xam nañ ko donc moom it mu juddu am benn melokaan bi. donc waaw looloo tax daal mu neex nit ñi. waaw moom dafa mës a am tur nag loolu moom
mbiru suñu borom la daal waaw. xanaa juste nga fàttali ñu sa bergerie fan la nekk ci diwaanu Mbour. waaw bergerie bi mu ngi nekk Ngaparou côté vers usine glace bi waaw foofu la nekk waaw foofu la nekk. waaw ñu bañ a ragal rek parce que ñu bëri prix yi li ñuy dégg moo tax duñ ñemee affaire yooyu mais tamit nànk-nànk rek waaw kuy dugg daal mën nga ñëw dugg parce que xar yi tamit bëri nañu mais yamuñu prix donc mun nga démarrer ci prix yu ndaw ba ëllëg am loola ci fekk daal. di ko nuyu bu baax a baax moom El Hadj Ndiaye dafa xaw a timide mais bokk ci parrain yi nga xamante ne nii ci fii nga xamante ne mooy il est le parrain sax waaw mooy parrain bi nga xamante ne nii mooy foire bi di 9e édition Ladoumène ñu ñëwoon seetsi ko ci li nga xamante ni mooy boxam ak ñi nga xamante ne nii noonu la waxee gannaaw bi nga xamante ne nii am na mbégte ci li nga xamante ne nii loolu lañ ko tudde mais aussi gis nga tudd na li nga xamante ne nii mooy champion bii di UNESCO ak caractère mi gis nañu nit ñi ñu ngi koy bëgg nañ ko trop nii nag lañ ko nar a jàpp wax naa leen box yëpp dañ fa dem fas yéene waxtaan ak gars yi ñu daal di wax ñoom lan moo leen dugg ci li nga xam te mooy élevage mais aussi nan lañ gisee foire bi gannaaw El Hadj Ndiaye dañuy doxantuwaat rek ci kanam tuuti jëlaat beneen champion léegi lay doon. salaamaaleykum waa Mbour TV maa leen nuyu bu baax leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokk internet yëpp ak waa foire bépp di leen bëggee lu bëree bëri waaw maal bi ma taxawal moom mooy UNESCO. nekk doomu Picasso ak Aji Fama nekk doomu Mahfouz nekk doomu Abdou Fall moom papaam Picasso nekk doomu Saloum nekk doomu Mos mais moom yaayu papa ji di Calvin ñun ñoo ko juddulu woon donc Ranéré la juddoo nekk doomu Dactif ñu jox ko lig ba pare dem dabu juwaat sët bi ça veut dire que kon dañoo wóolu suñuy produit yi quoi waaw Ranéré noonu lay liggéeyee. waaw non moom avant ñu cee jot bi mu nekkee mal espoir am 15 mois duggoon na adab classé 4e yaay ji tamit dugg na ay compétition am ay 2e yu bëree bëri mais bi mu nekkee mal adulte bi mësul dugg compétition. bët bu seet la ñuy xaar ngir ñoon ñu dem jooy du tax ñu des yuuxu du tax ñu gees. bët bu seet la ñuy xaar ngir ñu dem jooy du tax ñu des yuuxu du tax ñu gees.